toftal fanweeri simili bokk yeeg xarit ci seetaan dal leen jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës tàggat yaram ko naka la ñuy def ba njuumte yi amoon ci législature bi ñu génn ñu bañ ko amalaat député ya laaj leen kàddu ñeneen ñi itam wax nañ ci li seen naataangoo yenn yi di def maanaam ñàkk a teew gi ca pencum ndawi réew ma ñu ne ñàkk a teew gi itam bokk na ca la ko waral ñàkk a jox cër ña ñuy teewal ca pencum ndawi réew ma askanu Médina yéy nañ yàbbi ci li soxna yi Khalifa Sall yi wax buñ ko waxee soxna yi nag ay Amazone lañu ànd ak Khalifa Sall dànkaaf ne daañ wàcc ci mbedd yi dox ñaxum ñaxtu ba noppi wane seeni awra askan wi amul kenn ku ànd ak ñoom ci yile kàddu nee ñu wax ji ñaaw na jëfin bi itam ne ko danduma ñoom ñëpp nee ñu ku nekk mën ngaa wax la la metti te doo àgg fenn fa rédaction bu télévision Futur Média ibbi ci pàcc bu yaa ca yooyee jamono askanu Kaolack ndàngaan rawatina ñu doon liggéey ca mairie ba takk seen morso yu xonq wàcc ci mbedd mi seen lim toll ci ñeen fukk ana ku nu mere mooy que jiite bërëb ba di maire ba nee ñu nag da leen a dàqoon ca dàq yooyee amut loo xamante ne si war na ko caa def ba noppi itam mu waral leen jox ay ndàmpaay yooyu yëpp ca kanam tuuti lañ koy faram-fàcce mbokk yi da ngeen di taxi luñ ñëw léegi ci xibaar mbokk yi bisimila Sénégal taxaw na ngir jàkkaarloo ak Nigéria mu soxol demi-finale yu Afro Basket Mamadou Ndiaye la ñu yebal mu ànd ak Ibrahima Dia Cissé Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu. Mamadou Ndiaye. waaw Fatou Dieng. Mamadou Ndiaye demi-finale fi mu ne nii ñëpp taxaw nañu Sénégal ak Nigéria xam naa ni moom fi mu ne nii mi ngi doog a door ambiance bi ak sunu gaynde yi lan nga nu mën a jox ci xibaar. ambiance bi Fatou Dieng comme ni ñu ko mën a waxee demi-finale bi mooy dernière demi-finale bi match bu njëkk bi Tunisie moo gagné ki nga xamante ni mooy Maroc 60. tàggat yaram ci fukk ak ñetteelu législature bi taxawal nañ ko naka la ñuy def ba njuumte yi amoon ci législature bi ñu génn ñu bañ a amaat ñu ne lu yomb la ñoom député yi itam wax nañ ci seen naataango yi ak seen taxawaay gis nañu ne ñenn ci ñoom léeg-léeg du ñu teew ñàkk a teew googee itam léeg-léeg mu indi ay jafe-jafe Habib Faye ak Diafara Ba ñoon ci defal gëstu. sanc nañu équipe bu yees bi ca pencum ndawum réew ma ñenn ci député yi di yéey yàbbi gëm ni mbir mi continuité la ndax équipe bu bees bi dana jàng ca ba woon. dana am continuité parce que nag assemblée ak député yi 13e législature du invention bu bees il faut mu doon continuité 12e législature. ñoom ay argument politicien la ñoom ñun ñii di argument technique article 11 bi démb dama ko wax ba mu leer ba pare ñëw ci constitution bi wax ne constitution bi li donc loolu argument technique mënu ko weesu parce que loolu mooy sart yi nga xam ne moom la réew mi doxe ñoom ay argument député daa war a teew ci yenn ci commission yi loolee kay dooleel waaye ñàkk a teew gi day wane ne dañuy daw seeni responsabilité moom boo jëlee une responsabilité da nga koy assumer jusqu'au bout donc danañ ko ñaawlu pour ñuy tardé wala ñuy bañ a ñëw ci commission yi mais je crois que loolu yëpp mi ngi am ay amélioration nañ leen jàppale rek encourager leen pour. ce sera ci ñu continuer liggéey bi parce que ñun suñu référentiel mooy plan Sénégal émergent parce que aussi il faut que ñu cohérent parce que ñun ñoo wax sénégalais yi ne ñun kat dañuy jàppale président Macky Sall parce que moom la ñu àndal parce que loolu aussi mooy am xam nga 12e législature bi amoon na ay absentéisme yu ñu doon dénoncé mais loolu dañu koy fexe dindi parce que président assemblée nationale gis nga mu wax ko. ku ci nekk ñu installé la ci sa poste ñoom député yi la leen war moo di teg ay argument technique ak financier ngir assemblée nationale bi mën a dox ci anam bu jaar. Habib Faye pencum ndawi réew ma ak ko jiite di Moustapha Niass samp nañu ab laaj moo aju ci moom laaj itam analyste politique bi Mamadou Sy Albert la mu gis mooy Moustapha Niass fuqati nguur gi ci loxoom wala itam ñu soppi jamono ji doxalin ba du doon lu yomb dañ ci ànd ak Alhassane ak Diafara Ba. juróomi at la nar a toogaat boppu assemblée nationale président Moustapha Niass nekkoon président bu fukk ak ñaareelu législature bi amaat ñaareeli mandat fas yéene wu nag séddee chaise bi mu toog. dafa màgg ci politique boo gisee Abdoulaye Wade lu ko tax a daanu Niass ci la bokk Abdou Diouf lu ko tax daan Niass ci la bokk Macky Sall lu ko nar daanal ci Niass mën na ci bokk donc kooku dafay gis boppam. xam na ne que moom même bu fekkente nekkul président de la république kenn mënul nekk président de la république bàyyi ko donc kooku loolu moo tax buñ ko tànnee 2012 président de l'Assemblée nationale loolu normal parce que moom mooy garantie Macky pour opposition ba ànd ak Macky mais léegi nag xëy na bon 2017 quand même doole Niass wàññeeku na 2017 am na ñu yaakaaroon sax dina bàyyi mais bàyyiwul donc moom ci politique
lay dunde ci yaakaar naa sax ci politique la nar a dee parce que bon muy moom muy Ablaye Wade muy ñeneen expérience bi ñu am mooy que ñoom dañu bëgg nguur. ab assemblée bi nar a mel ni bii ñu weesu xalaatu journaliste analyste politique bi ci jamono jooju président Niass bëgg ab rupture ca hémicycle. lu ñu gis en tout cas ci 12e législature bi man ci ñooñu laa bokk daf ma bett parce que assemblée dafa gën a jàppale gouvernement bi. assemblée dafa gën a jàppale président de la république musul am commission parlementaire pendant 5 ans malgré problème yu mu am ci Sénégal. tey jii Sénégal lu ñu soxla mooy jëf. assemblée de rupture da nga koy jëf wala nga bañ ko jëf soo ko jëfee ñëpp dinañ xam ne rupture la mais lu ñu séntu nii mooy boo xoolee sax bureau assemblée nationale bu ñu fal démb mais presque président de la république moo ko lal. mu nar a wéy ab élite traditionnaliste bu toog ca nguur gi Mamadou Sy Albert gis ne li ni mel du wéy ay ndaw yu fare ci parti politique yi fas yéene taxaw ngir jële fi li ni mel. Alhassane Ba jërëjëf gannaaw ba nu ko tabbee député maire bu Bambilor dugal loxoom ci mbayum dër mi ak itam naka lañ koy suqalee ca zone des Niayes Ndiagne Diop la ñuy teewlu ay kàddoom kanu toogal ca diwaan baak li ko wax di Ousseynou Thiam ànd ak Bira Diagne ñoo ko taataan. Niayes mooy ndox ak suuf bu ñu bay loolu it te loolu dañ ci gërëm it vraiment le gouvernement ndax bientôt léegi rek forage yu Béer Kilaan yi commencé démarrer ndax gouvernement bi ut na repreneur muy SDE donc kon population yi loolu doléance la woon bu yàgg mais tey yàlla mën nañ ne yàlla dimbali nañ ba sotti na kon li ñuy def mooy loolu bokk na ci li nga xam ne dinañ gën a taxaw ba ñu gën a mën jàppalewaat ñi nga xam ne tey dañu yëngu ci wàllu horticulture nekk ci zone des Niayes ak ñeneen ñu ciy yëngu te nekkuñu sax ci zone des Niayes ndax ñun nag suñu mission du 4C yi du département bi mais mission wu réew mi la. Djibo Leyti Ka dëddu na waaye itam seede yaa ngay wéy fii ci këram gi nekk ci Almadi mbokku xarit jege ñaale ñëpp ba ñu déggee xabaar bu tiis bi ba tey ñi ngi fii seede itam benn la ñoom ñëpp la ñu xamle mooy koo xam ne kilifa la woon doomu Sénégal bu ñu metti la ñu ñàkk dañuy teewlu seen kàddu ñu ko taataan di Moussa Ngom ànd ak Younous Diatta ci caméra bi. ñàkk nañ suñu pap suñu nijaay suñu guide suñu référence. suñu nawle suñu lépp la ñàkk tey waaye du ñun kese ñoo ñàkk Sénégal gépp ñàkk Afrique moo ñàkk monde bi moo ñàkk. nit ku dundoon pour jëriñ doomi aadama yi nit ku dundoon nangoo liggéey nit ku dundoon ci dundam gumul dara lu mooy def lu baax nangoo liggéey am ful am fayda am diine mun a dimbal ay mbokkam. le 16 février ba mu amoon 6 policiers yooyu ñu rek mu recevoir ma bureau mu ne ma. sa lettre bi moo tax ma woo la parce que doon naa hésité damay tirer du ma tirer parce que fii la ñu romb ma xool leen bari wuñu moo tax ma bàyyi leen ñu egg ba pale fekk jëloon naa sama disposition foofu la preuve di yëpp arrêté Abdou Diouf daf ma woo président Abdou Diouf nee ma mbar tiré woo mu ne ko non tiré wu ma mu ne mu rax ci quelques minutes après ambassadeur France ñëw fa ne ko je te félicite le fait que nga maîtriser situation bi te tiré wuloo. nit la koo xam ni jàngal nañu ngëm-ngëm am poy pété gëm te li nga gëm nga dogu ci pour mën a sotti jàngal nañu organisation discipline méthode. man nag sama relation moom relation de famille la. ku ma jege woon la àddina yëpp seede nañ ko donc mais Sénégal yëpp a koy jooy du ñun rek ñoo koy jooy mais Sénégal yëpp a koy jooy ñu di ko jaale Sénégal yëpp di ñaan yàlla fa mu jëm gënal ko fi mu jóge. ñu ngi nangoo seen jaal ñu bokk tiis bi ñun ñëpp ñu ñaanal ko yàlla xare ko aljanna. yàlla bu ko ca jiitu ci bàmmeel moom Djibo Leyti Ka ëllëg yemook aser la ñu fas yéene amal lewet yu kooram ñu wax ci leneen soxna yi dippee seen bopp Amazone da Khalifa Sall di ay jege ñaaleem mer ba futtu ci niñ ko téyee moom meerab Ndakaaru lañ ca teg itam nee ñu fi mu ne nii sax dañoo sës bu nu moytuwulee daañu wàcc ci mbedd mi wane seeni awra loolee nag askanu Médina joxe nañ ci seen kàddu képp ku nu dénk micro da nga ni déet loolu ëpp naa def te itam du loo xam ne déggin bi sax maanaam kersa da ko lalu tay satu pay ànd ak Younous Diatta doxantu ba Médina ñu teew lu gëstu biñ ci def. doxu ñaxtu dagan na naam bu yëpp jaare yoon waaye def ko ak yaramu neen ñi ñu waxal ñaawlu ko bu baax ginnaaw bi ay soxna taxawee ngir Khalifa génn nangu sin menacé def li nu mel. nit dafay yiw
nit dafay te ñun Sénégal yi yiw la ñu xamee voilà toute nuit ak i tëdd ci ay tali ay kaar mën la dër saay mën la fa fekk yooyu dañ ko santaanewul dañ ko rafetluwul daal. kooku moom jaaduwul loolu moom jaaduwul moom loolu moom kenn du ko nangu moom. dañ koy def ci sutura ak teraanga ak njëkk ndax xataraay du maye dara loo gis rek dañ koy def ci dal dañu waroon dal. anam yu ñuy ñaxtoo bari loolu ba tax soxna si itam ne moom gënalu ko benn yoon. nit daal mën ngaa wax ne la naqari ñaxtu dox sa doxtu ñaxtu waaye nag def ko ci ni mu waree ci yiw ak yar ak teggin waaye def yaramu ne ñun suñu réew xamuñu ko kenn yarewuñu ko du diine du lislaam te rafetul sa dafa jekkul kon jaarale ci yoon rek niñ daan def sol seen yëre yu yiw takk seen brassard yu rouge yuuxu wax. góor gi itam joxe xalaatam taxawaayam mu teg ko fu dëggu. julli day yëf yi koy julli tubaab yi ñooy def ay yare mi neen wala yooyu ñun doone wuñ ko ci noonu ay taalibe Sëriñ Tuubaa lañ waaw lii gën a wóor daal yoon moom góorgóorlu leen te bañ a wax ci ñàkki teggin ndax réew mi moom ñëpp a ko bokk. wax ji nag jib na ne dañuy def seen doxu ñaxtu googule ban bés nag lañ ko nar a amal kenn xamagu ko ñenn nit yi ñu dajeel nag nee nañu ñoom de ba fu mu toll nii gëmaguñu mbir moomule. Aïssatou Paye keneen ku ci wax itam di sociologue Ibrahima Mbeng la mu xamle mooy fi mu ne nii réew mi dafa toll foo xam ne daanaka ñenn ci askan wi dañoo sës ba noppi itam seen yaakaar dafa tas ci ñu jàppoon ne bu nu amee jafe-jafe ba dublu leen amaana ñu indi leen saafara Cheikh Hassana Fall Pape Sangone Mbaye. ndogal gi jigéen yi ànd ak Khalifa Sall jël ne dañuy wàcc ci mbedd gi manifester yaramu neen mu nekk loo xam ne mën naa jaaxal ñu nekk waaye sociologue bi jàpp ne loolu xeetub ñaxtu bu bees la rek. waaye gis nañ ne loolu lu bees la te lu xaw a jéggi dayo la si déggin waaye da nga koy indi si li nga xam ne moom lañu gis temps yëpp moom mooy ay forme de violence boo xam ne dafa nekk violence boo xam ne bu jéggi dayo la léegi muy manifester wu si anam bu nekk si ay saaga ay jaay sa bopp ay ñame dee et cetera ngay gis surtout sur réseaux sociaux yi léegi ñu ngi gis violence boo xam ne léegi dafa jëm si sa bopp wala nga jëmale ko si keneen dafa jëm si sa bopp pour wane benn naqar lu la métti. am naqaral gu ñuy def ci seen bopp ñoom mu nekk loo xam ne lu légitime la te ñu mën ko expliquer. nit ki mu ngi yëglu ay métit mu ngi yëglu ay frustration te surtout mu ngi ñàkk espoir si que ñi ko waxoon wàllu ñu wàllu ko. donc boo gisee c'est au niveau des maanaam si institutions yi nga xam ne ñoom ñoo war a képp kuy citoyen ñu jël la en charge say frustrations say mbébét bu institutions yooyu dëddoo wane ginnaaw wala ñàkk wane jaaxanaay souvent day expliquer que nit ñi dañuy jéem a contourner institutions yooyu pour manifester pour wane seen fi ñu toll. ginnaaw xiifal gi ndaw yi ànd ak Khalifa Sall def léegi nag Amazonu Khalifa Ababacar Sall yi ñoom ñooy artu njiitu réew mi di ko xamal ne sañ nañoo wàcc ci mbedd mi def yaramu neen ay jëf yoo xam ne mën naa tiital ku nekk waaye sociologue bii le jàpp ne lépp lenn rek moo ko waral ñàkk considération bi yenn couche société bi am ci ñeneen ñi. Cheikh Hassana Fall bu nu jugee ci Amazon yu Khalifa Sall dañuy doxantu ca diwaanu Saloum ñu doon liggéey ca mairie ba seen lim tollu ci ñeent fukk ñoo wàcc ci mbedd yi xëy jile takk seen morso yu xonk bokk na ca la leen metti nee ñu maire ba di Mariama Sarr na mu leen dàqee ba nu ko yóbbu fakk mbaxana doone benn ñoom ñoo amoon lay ba noppi itam jëlaatuñu leen joxuñu leen seen i ndàmpaay loolee la ñu méttitlu dem ba ca kanamu préfet sax ñu daal di koy jébal seenu mémorandum ñu dem ci diwaanu Saloum fekk nu fa toogal muy Ibrahima Diamé. mobilisation bu rëy dañu def ci mbeddu Kaolack yi la yëkkati ay pancarte rango ay brassard rouge liggéeykat yi bootu ci union régionale de la CNTS de Kaolack dañu ñëw jàppale ñi nga xam ne ñoom la ñu dàqe woon ci mairie bu Kaolack bu ñu wëree nag lii di centre ville bi fu ñu mujjee moo di préfecture bu Kaolack pour jox ko seeni mémorandum. monsieur le préfet dañu ñëw tey au nom de l'union régionale pour remettre le mémorandum bi teg sa loxo mémorandum bi nga xamante ni bi dañoo bëgg mu egg ci loxo gouverneur eggale ko ci loxo président de la république Macky Sall li xew ci mairie bi c'est inadmissible te dootuñu ko nangu parce que mënoo ñëw ci mairie fekk fa des travailleurs yow nga xamante ne bi depuis 2009
ñi si gën a ancien ñoo ngi fa di liggéey ñii 2011 2012 2013 ainsi de suite nga jël leen licencier leen dàq leen recruter 71 personnes ku jël 71 personnes war nga mën a jël 40 personnes donc loolu la Mariama Sarr def. ñoom nag nee nañ bëgguñ leneen lu dul kii di meeru Kaolack jëfee dogal bi nga xam ne justice moo ko jël pour mu réintégrer liggéeykat yooyu la daal di leen fay nag amende bi ñu teg ci loosam. Mariama Sarr dina xam ne tey bii Mariama Sarr moomul dëkk bi yow nga nekk maire défier le gouverneur je pèse mes mots défier le préfet défier l'inspection du travail ba pare nag léegi nga bëgg a défier la justice mais moom lan la yaakaar. Abdou Ndiaye ak ay ñoñam ne fas yéene wuñu benn yoon bàyyi seen loxo plan d'action bi dañ koy wëyal gën a taral xeex bi. kii nag moom première jalon bi la deuxième jalon bi daañu ko mettre en œuvre dès la semaine prochaine. bu neexee yàlla ci kattanu yàlla doo ñu wax ban jour la nag. déclencher deuxième action bi. ci loolu nag la ñu interpellé ki di président de la république mu wax ak maire Kaolack mu intégré ndaw yi ne balaa muy jurul leneen. Ibrahima Diame ñu lay sant di la gërëm bu ñu duggee Saloum dañuy dugg biir Njàmbur doxantu dëkk bu ñu naan Sanca Maysa foofee nag askan wa ñoo nekk ci ay jafe-jafe gox ba ni yeewoo ruqe na ñu boole itam daanaka jumtuwaay yu bees yi dégg dong lañ ca am waaye mënuy su ko faa teg bët la ñu bëgg rek mooy ñu jàppale leen suqali seen gox ba dugg ba ak génn ba doon lu yomb ci moom ñu doxantu ba Njàmbur fekki fa Thierno Fall ma fa toogal télévision Futurs Médias. Sancu Maysa nekk ci xolu Mbawoor ci biir commune bu Thiep département bu Kébémer fii nag askan wi fi yeewoo bëri na ay jafe-jafe yu nga xamee ni moom la ñuy jànkoonteel saa yu ñu yeewoo. depuis 18 ans wala lu ko ëpp ñu ngi koy jàmbat fii te mënuñoo fexe ba loolu saafaraw te ñu nekk ay citoyens sénégalais yoo xam te ni nii lépp loo xam te ni citoyen mi ngi koy def ci réew ñun ñi ngi koy def. dëkk bi dikk fii jafe lool ndax ñàkkum yoon loolu bari lool la muy gàllankoor. ñu jógee fi nga xam te ni mooy réewu taax la pour ñu dugg ci dëkk bi danañ daj coono yoo xamante ne nii kenn du ko mën a nettali kenn. beneen jafe-jafe bi nga xamante ne nii am nañ ko it mooy wàllu jàng ndax suñu xale yi nga xamante ni nii ñi ngi réussir fii seen entrée en sixième ñu war leen orienté ci ay yeneen école yoo xamante ne nii pour ñu mën a continuer foofu seen i études am nañ jafe-jafe am na yoo xale yoo xamante ni sax ñu ngi ci dëkk bi finalement seen jàng dafa yàqu. Sancub Maysa amul courant waaye itam ñàkkum bërëbu pajukaay sonal lool jigéen ñi. fi ñu toll nii ku si tolloon tey ji diggante waa boo waree dem Louga baa nga war a dem Kébé yaa ngay war ci ay sareet xamoo da nga si dee ci diggante bi xamoo doo si dee sans départ diggante loolu nag noonu ñun ci liñ bëgg ngeen dimbali leen si jàppale leen si waaw ndax ñun kat sonn nañ torop. jafe-jafe yooyu at mu jot ñu fàttali ko autorité yi waaye ba léegi gisaguñ ci saafara moo tax ñuy ñaan rek nguur gi gestu leen. donc bu Macky Sall bu demee ba am gouvernement bu bees bu ñu taxaw na ko leer ni ko waa dëkk bi ñu ko taxawu lañ waa commune bi ñu ko taxawu lan région Louga aussi ñu ko jàppal donc nañu gestu bu mu ñu fàtte suñu jàngoro ji nga xamante ne nii mi ngi ci ñun depuis 18 ans ñu di ko jooy mu fajal ñu ko. Sancub Maysa askan wi fi yeewoo ñi ci ëpp di ay wolof yi yëngu ci wàllum mbay at mu jot nag doomi dëkk bi danañ fi daje saafonte wàccee fi ay kaamil ngir ñaanal dëkk bi waaye itam seen wayjur yi nga xamee ni ñoo dawlu. Thierno Fall ñu sant la gërëm la des ba tey ci biir réew mi ci diwaanu Ziguinchor moom IPRES moo fi bi makaan bu bees def ci koppar yu ëpp ñetti téeméeri million ak genn wàll la ñu bëgg rek ne ñu way retraité ak seeni jafe-jafe ñu gën caa taxaw bu bëgg yooyee ñu matale ko PCA bu IPRES di Mamadou Racine Sy ba nu koy daloo moo fa toogoon kàddoom ka ko taataan di Boubacar Diassi mu ànd ak Lamine Mandian. lii mbëbëtu retraité yi la bu yàgg waaye itam dafa tasanteeg bëgg-bëgg conseil d'administration la bi nga xam ne bëgg nañu retraité yi seen bopp yëkkati ko ci kaw bëgg nañu retraité yi bu ñu ñëwee seen kër ñu xam ni dox nañ leen fayda bu mat sëkk moo tax ñu ñëw ñun ñëpp ànd ak kuréelu IPRES yëpp ñëw inauguré agence bi nga xam ne buñ ko xaymaa mot na 350 millions ci investissement ñu boole ci centre médico-social bi nga xam ne def nañ ci médecin def nañ ci infirmier te daan ci dolli biologiste pour analyse yi ak leneen ak leneen donc ngeen xam ni ñun retraité yi mag ñi ñoo ñu tax a jóg parce que suñu ay kilifa lañu te lépp lu ñu leen defal rek dañ koy xeet IPRES ñoom ñoo ko moom IPRES ñoom lay liggéeyal lii wane na ko te lii du Ziguinchor guléet def nañ ko am feneen ak feneen donc loolu rek wane na ni IPRES
moo di jàppalante moo di solidarité loolu lu ñu wane bés bu nekk. ñu jeexalee liggéey bi nga xam ne Motorola seq na ko ak rajo bi di King FM bokk ci produit yu groupe Futurs Médias muy nag ab lëkkaloo boo xam ne daal kenn ku ne da ngaa fas yéene wane sa liggéey ab morom ba tax na sax ne ñu studio yi nga xam ne moom yu King FM ku fa dem daanaka di nga fa gis liggéeyub Motorola mu mel ni nag amoon nañu am ndaje mu am solo ngir gën a fësal seenu liggéey ka fa teewoon di Ndeye Fatou Niang. Et félicitations aussi à Motorola. Motorola tànn na King FM ngir mu fësal ay produits am signature de partenariat bi ñu ngi ko amal àllarba diggante directeur des nouveaux produits bu groupe Futurs Médias ak kii représenté Motorola ci Sénégal. ñu jàpp ne suñu valeurs yi ñun lu ñuy jàpp ñooy suñu jikko en tant que marque tey gis nañ yu mel noonu ci seen aussi ci groupe bi. Motorola ku ko xam-xam ne ñun ñoo njëkk indi téléphone ci àdduna téléphone cellulaire. donc bu ñu ñëwaatee tey yemuñu ci téléphone rek dañuy indi loolu moo tax innovation lañu ci ko ñun dañuy indi téléphone ak li ci bool. RFM am ci wàll ci liggéey boobule. ñun ñu ngi rafetlu li nga xamante ne kii di Motorola jël produit am indi ko ci groupe Futurs Médias te di rafetlu tamit émission bu Fatou Moo di animé Koufi Time dak émission bi nga xamante ne bu ñu ràññee la ci espace médiatique bi ci FM bi nit ñi bëgg ko sopp ko te bu fekkee ne Motorola jël na produit am ñëw dugal ko groupe Futurs Médias dafay wonewaat doole bi xamante ne groupe bi am na ko fii ci Sénégal am ko ci Afrique francophone. li des mooy jublu ci liggéey lu xarañ ngir askan wi gën a ràññee ak fësal li nga xamante ni mooy Motorola. yu bees yooyu tombeek ñun ñu nekk rajo bu bees tombeek King FM ne am rajo digital rajo boo xam dañ koy seetaan rajo la boo xam ni da nga koy déglu waaye yow ci sa téléphone mën nga di seetaan rajo bi di ko déglu ba pare di ko seetaan kon ñun ñoo bokk fi ñu jëm comme ñun ñoo bokk fi ñu jëm nag ñu waxtaan ça fait ñaari weer a ngi ni ñuy waxtaan xool nu ñu mën a àndee nu ñu mën a liggéeyee nu ñu mën a indee lu bees ba noppi yu bees yi nag ñun tam dañ ci xalaat ne dootuñu toog naan bienvenue dans le studio dañ naan bienvenue dans le studio Motorola. jàpp ne animateur yëpp pare nañu ngir ànd ak Motorola ci seeni émission rajo bi nga xamante ni dañ koy déglu te it di ko seetaan. nga fi la ñu yem ak yéen ci xibaaru marax yi jaajëfal leen ci safo bi ak kóolute bi Fatou Mata Ba noppi na ngi dégtal leen xibaar yi ci français jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.